mbokku internet yu journal en ligne salaamaaleykum di leen nuyu kenn ku ci nekk tey ñuy dalal tey ki ñuy wax oustaz Jabel Kouyaté oustaz asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Dieynaba maa ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf oustaz si jalal bi ñu dalal. tey ñu amoon bëggoon a sekk ak yow benn waxtaan bi jëm ci wàllu feebaru coronavirus. ban gis-gis nga am ci feebar bi nga xamante ne moo daanu ci askan bi. waaw jërëjëf soxna Dieynaba bon d'abord di masawu ñi nga xam ne ñoom la dal. di masawu ñu ci faatu di ñaan tam ñi nga xam ne ñoom la jotagul dal yàlla bu mu leen dal ñi mu jot a dal yàlla nañ tane yàlla nañ wér la yonent yàlla Ibrahima waxoon ni fa iza maridtu fa huwa yashfini maanaam su ma feebaree yàlla moo may wéral waxul moo may faj donc di nga gis léeg-léeg ku naan ñu bind ci benn kër ni kii c'est un guérisseur déedéet nañu wax rek dafay soigner mais kii guérir kenn la muy borom bi subhanahu wa taala moo tax sew la suñu maam Ibrahima dafa wax ni isa maritu bu ma feebaree waxul ni yàllaa may faj nit mooy faj mais yàlla muy wéral donc noonu lañ ko jàngatee mu nekk loo xam ne ñëw na dal ci àdduna bi yëpp ñëpp jaaxle nañ ñëpp tiit nañu waaye nag nañu delluwaat ci suñu borom noonu daal laa ko jàngatee gis naa ni feebar la boo xam ni bu fekkee ñi ngi natt ci durant histoire u àdduna bi yëpp fi mu jaar li fi jaar ci ay épidémie bari na li fi jaar ci ay pandémie bari na li fi jaar ci ay fléau bari na waaye bii daal gis naa ni lu méttee métti la waaye nag jaam moom en tant que ñun en tant que ay jullit en tant que ay doomu aadama en tant que ay njaboot yonent yàlla Muhammad l'islam daf ñuy jàngal ni yu mel ni bu ñëwee nañ ko jàngat xool ci bu baax a baax suñu bopp d'abord ci suñu nekkin ci bëggante bi ñu war a bëggante soppante jàppante waaye itam topp surtout li nga xam ni moom la ñu médecins yi di wax parce que xam nga l'islam soxna Dieynaba dafa am lu ñuy tuddee domaine de compétence c'est-à-dire fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun l'islam daf lay jàngal ni maladie bu ñëwee ku ci nekk taxasusam maanaam spécialité am tey médecins yi la ñu war a déglu ba ci borom xam-xam bi ba ci oustaz bi ba ci imam bi ñu laaj ko kat yan matuwaay la ñu war a mën a def pour mucc ci feebar bi xam-xam boobu l'islam daf koy nangul médecin bi yeneen yi ci des nag borom xam-xam yi ñoo ci war a orienter nit ñi waxtaan ak ñoom ñu muñ ñu dal am na ci yoo xam ne yu ci bëree bëri xëy na dina feeñ ci biir waxtaan bi waaye daal ñi ngi ñaan suñu borom jàngat biñ ci njëkk a am mooy nattu la bu suñu borom teg ñun ñëpp nañu futteeku dellu si suñu borom ku ci nekk tuub sa digganteeg sa borom ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu ko yàlla teggil loolu daal laa ci am ci jàngat bu njëkk incha allah. yal nañu ko yàlla teggil di ñaan bi nga xamante ni moom la oustaz partagé ak ñun tey jii oustaz di la laaj ban jàngat nga am ci mesures yi nga xamante ni président de la république jël na ko ci wàllum xeex coronavirus bi. waaw d'abord jàngat bi mooy di ko rafetlu ndax gis naa ci benn méthode d'anticipation c'est-à-dire booy xool dëkk yi nga xam ni feebar bi daf leen laal tey bu méttee métti ñu ci bari dañ ko xawoon sàggane au début te xam nga l'islam daf lay jàngal que lu ci lépp lu mënti ñëw na nga ko anticiper dama lay jox misaal ci xeetu yarinu l'islam bu fekkoon ni ci misaal dañ lay jox information ni la kat pour nga mucc ci dara bul génn sa kër l'islam bu ñëwee daan la bul génn sa néeg maanaam moom chaque fois dafay am benn marge nga xam ne même boobu mooy yoon waxam génn ci néeg bi génn goo kër gi mooy lan méthode de prévention yi nga xam ne ak dan bari loolu nañ ci d'accord nañu moytu di nuyonte loolu nañ ci d'accord ak ñoom nañu moytu yenn saafante yi nañ ci d'accord ak ñoom donc loolu bu fekkee président de la république am na information bi xam maanaam gravité maanaam maladie bi te moom la ñu dégg suñu baat en tant que mas'ul maanaam en tant que responsable boo xam ne ëllëg la yonent bi waxoon kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku ci nekk sàmm nga te yawmal qiyaama dina la laaj la nga sàmmoon kon président de la république moom la ñu jox suñu baat ñoom information yi ñu ci am ci maanaam évolution maladie bi ñun amuñu ko donc bu ñu waxee ñun dañ ci ànd ak moom 100% pour mën a sauver ay bakkan parce que gis nañ dëkk yi ñu ëpp moyen lu mel ni France lu mel ni États-Unis lu mel ni Espagne lu mel ni tabarakallah Italie gis nga ña fa faatu te ñooñu ëpp doole ci cadre wàllu matériel ci wàllu paj ci wàllu yu ci bëri ñoom ñoo ci gën a avancé waaye gis nga ba mu ñëwee lu ci bari dem nañ ba duñ ko maîtriser donc ñu nit lan bëriwuñ ci ay cas mais nii mu ko teelee artu ni kat nañu moytu def couvre-feu yooyu yëpp foog naa pour suñu intérêt la incha allah ñun loolu dañ ciy ànd ak ñoom 100%. léegi nag l'islam noonu lay tëddee maanaam am na ci loo xam ne bu fekkee qaadi maanaam koo xam ni maanaam àttekat la moom lañ jox pouvoir parce que dañu wax ni
al muluku aswatullahi fil ard bi maana nguur mooy baatu yàlla ci kaw suuf xam nga yàlla nee na nguur maa koy jox ku ma neex qul allahumma malika mulk tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir yàlla mu ni ñi nga xam ne ñoo yor nguur maa leen ko jox maa jox nguur ku ma neex maa koy jël ci ku ma neex kon nag ñoom nangu kattan bi leen yàlla jox ak dogal yi ñu jël yi nga xam ne lépp pour suñu intérêt la ñun dañ koy nangu gis nga Soxna Dieynaba l'islam dafa am lu ñuy jàngal ci benn branche bu tudd usul daf lay jàngal li ñu tuddee maqasidu sharia maanaam l'islam dafa am juróom yoo xam ni daf koy garanti nit moo nekk au-dessus même de la religion c'est-à-dire maanaam ci wàllu pratique laa bëgg wax maanaam dama lay jox misaal tey nit ki booy julli foog nga jàpp ku julli amoo jàpp amoo julli la salaat liman laa wudu'a lahu téere bii di Laxdari rek boo demee ne la man salla bi ghayri wudu'in muta'ammidan fa huwa kaafir ku julli te amoo jàpp te yaa ko tey nee na kooku yéefar donc booy julli foog nga jàpp mais xoolal jàpp la muy fort tey boo amoon benn góom ci sa yaram mu wóor ni boo laalee ndox mën na ko infecté nga feebar l'islam danaan la njàpp bi wàcc na la tey bu fekkoon da nga war a génn nga dem julli ji ci jàkka ji ñu ni kat foofu bu ñu fa demee ñu daje feebar bi kat dafay tasaaroo propagé wu su boobaa l'islam daf ci ànd ak ñoom 100% ni nit ñi nañu toog seen kër parce que lu tax parce que bakken moom mooy priorité moo tax juróom yi ma la wax l'islam dafa nekk au-dessus de tout tey boo doon julli xale di raam di dem ci safara bu ko laalee faatu wala mu andil ko gaañ-gaañ daggal sa julli nga dem sauver ko ñëw julli waat donc foofu dama la bëgg wan rek ci juróom yi nga xam ne moom la ñuy tuddee al kulliyatul xams bokk na ci bakken alal njuréel bokk na ci wér bokk na ci fa tabarakallah juróom la waaye daal bokk na ci garanti bakkenu nit ñi moo tax ñun loolu ñi ngi koy rafetlu di ko ñaanal et puis tam li mu wax ci wàllu aide yi dimbalante man pour man Dieynaba waruñu woon xaar ba maanaam feebar bi ñëw lii am pourquoi opposition bi d'accord dem fekk président de la république ci ndax à cause nu mu tuddati maladie bi lu tax waruñu ko woon def avant maanaam tey jii nii borom alal yi seen alal yi ñu jël di ko dimbali pour jënd ay denrées pour dimbali nit ñi noonu yooyu yëfu jullit la l'islam moo ñu ko jàngaloon bien avant góor ak jigéen waruñu nuyonte waruñu fóonante waruñu joxante loxo mais loolu l'islam moo ñu ko terewoon bien avant tabarakallah feebar bi ñëw ñu ni nañ ko bàyyi moo tax lii buñ ciy jógee nañu def li ñu tuddee naqdu zat autocritique ku ci nekk ñu xoolaat suñu bopp xam ni kenn na fi nekk muy borom bi subhanahu wa taala donc lam ñu wax nañ ci nekk lam ñu tere nañ ko bàyyi xëy na yàllaa ñu bind ñuy juum kullu ibni aadama xataa'un wa xayrul xataa'ina tawwaabun waaye buñ fi jógee daal ci lii nañu xoolaat suñu bopp lii ñuy def raxasu cet tabaarakallahu yooyu l'islam moo ñu ko jàngal maanaam dimbalante nekk benn di yëkkateendoo di maanaam tëralandoo bu ñu bàyyi ba feebar bi bu fi jógee ñu ni noonu nañu delluwaat ca la ñu nekkoon déedéet donc jàngat boobu am naa ko ci di féliciter président ci loolu man nag du ma politicien waaye comme mooy suñu njiit te Sénégal yi suñu gaal te boo duggee ci gaal yor sa ëmb bul ñaan ëmb bu mucc ñaanal gaal gi mucc Sénégal mooy suñu gaal te ki ñu dénk tey yàlla jiital ko mu yor suñu volant wala suñu nu mu tuddati gouvernail mooy le président Macky Sall donc moom ak ministère de la santé ak docteurs yi donc décision yi ñu jël ñu ngi ciy ànd ak ñoom 100% di rafetlu président alal bi tam bi nga xam ne moom la jël tabaarakallah ni dañ koy dimbale ñi nga xam ne dañoo ñàkk ak yi mu jël ci wàllu courant rek ndox mi nañu fexe ba nañ ko appliquer loxo yi ñu koy teg nañu vérifier mu nekk loxo yu wóor waaw ñoo xam ni duñ ko jël rek di ko def mbirum nu mu tuddati yaama neex mais ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo la ñu alxuraan jàngaloon kay laa yeeku na duulatan baynal aghniyaa waaw loolu yàlla muccal ñu ci mooy rek am ñenn ñoo xam ne ñooy tëdd am ñuy torox déedéet ñi ñu jox xaalis bi nañu saytu ñan la fan lay dugg est-ce que jot na ci ñi est-ce que alal bi jot na ci ñi ñu ko war a jox xoolal soxna Dieynaba da ngay gis par exemple couvre-feu am léegi ñu ni de 20h à 6h du matin bu kenn génn mais am na kuy jaay yor table di jaay café am na kuy jaay cere am na kuy jaay caaf am na kuy jaay jën moom c'est-à-dire au jour le jour lay am lu mu am yóbbul njabootam mais kooku boo nee ko 20h bul génnati donc war nga ko accompagner ci ay mesures yoo xam ne war nga ko mën a dimbali ñooñu nañ leen xalaat am na ñoo xam ne lekkuñu naanuñu
c'est-à-dire ki xëy tey war a dem yor place actuellement ñi ngi tëj marché yi te am na ñoo xam ne lañ daan am la ñu yóbbu seen njaboot metti na donc il faut le plus rapidement possible ñu mën a xool nañ leen di dimbalee le plus rapidement possible ndax réew mi metti na xëy na yow mi koy signé yaa ngi toog ci sa bureau yaa ngi toog ci sa climatiseur yow am nga loo jëndee nu mu tuddee ay denrées alimentaires pour 4 mois 6 mois mais am na koo xam ne au jour le jour lay dem jëndi lu mu lekkee lu mu naanee ñooñu nañ leen bàyyi xel nañ leen yërëm donc ñun ñoo jël suñu doole jox leen ñoom itam il est temps ñu taxaw bañ ko politiser nañu fexe ba alal bi ci ñi mu war a dem na jëm ca ñoom man daal loolu laa leen di conseil gannaaw ba moo santé taxawaayu gouvernement bi ci mbir moom. jàppalante dimbalante loolu mooy kàddu yi nga xamante ni moom la Oustaz jël bëggoon ko partager ak ki nga xamante ni mooy président de la République waaye Oustaz dafa am benn coow bi nga xamante ni ba ñu xëyee ba léegi ñu koy dégg ci réseaux sociaux yi mooy coowal weeru koor bi nga xamante ni mi ngi ñëw quelque dans 3 semaines su ma jógal. incha allah ñu gis ni dafa am ay benn Oustaz boo xamante ni dafa jëloon ay kàddu yu mu jëloon yëkkati ko yu jëm ci weeru koor gi ñu doon wax nañ aj weeru koor bi fii léegi jàngoro bi dafa jógee ban jàngoro ci am. waaw jàngat bi ma ci am mooy d'abord kii def vidéo bi xam naa ko liggéey nañ màkk ak moom at yi yëpp mu nekk ko am taxawaay ci diine waaye je me dis que ni comme teg na benn débat boo xam ne dañ ko masala fiqhiyeen la masala la boo xam ne ci xeetu sharia lañ ko war a jàngat man dama koy jàngat ci wax na ni kat masala bi mi ngi maanaam mi ngi koy wax borom xam-xam yi ngi koy dégg waaw ñu ngi koy dégg léegi nag ñun dinañ ci apporter ñun ni ñu ko gisee mooy feebar am na mais dalul ñëpp am na ay cas yoo xam ne détecté nañ ni ñii dañu feebar mais ñooñu feebar nag l'islam ñu jàngal fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin uxar yàlla dem ci ba ci beneen aaya yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra maanaam yàlla bëggul ci yéen lu jafe dafa bëgg ci yéen lu jàppandi donc loolu ña feebar la mais duñu anticiper ni nit ñi ama na ñëpp woor ku feebar nag koor gi wàcc na la loolu mooy kàddu yi nga xamante ni Oustaz moom la jëloon dénkuñu ko tey jii ci suñu entretien ak waa journal en ligne waaye Oustaz tey boo jàkkaarloo ak ndaw bi nga gis seen comportement bi nga xamante ni moom lañ am ci mesures yi nga xamante ni président de la République jël na ko ci wàllum couvre-feu tey boo jàkkaarloo ndaw bi ban message la moom pour lancer. waaw ndaw ñi li ma leen di wax mooy dafa am suñu benn bindkat suñu maam Ablaye Wade ñëw daal Allahu taala donc ñu ngi ñaan doon wax nañu sang réew mi il est temps ñu sang nañuy raxasee suñu loxo ak ay gel nañu raxasee noonu xol ci iñaan ci yéenante jàmm ci nekk benn ci bëggante bés bi ñu ko defee borom bi subhanahu wa taala de dina fi teggi feebar bi incha allah ndax moom yàlla moo ñu ko tallaahu ndax da ngay gis ku jàng ko génn am ay diplôme di taxawaalu fa tabarakallahu donc daal man bu doon sama sago muy état bi muy kilifa yi nañu investir ci ndaw ñi incha allah. jërëjëf Oustaz moom de mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dénk ndaw ñi ñu jiital yar ak ñaan ak gën a gëstu seen diine Oustaz ñu ngi lay jaajëfal ci interview bi nga xamante ne accordé nañu ko di la laaj lan mooy sa kàddu bu mujj ñu daal di tàggatoo ak suñu mbokk internet yi. waaw sama kàddu bu mujj daal ñu ne nga xam ne gannaaw suba mooy bisu Shaaban seen télé bi yàlla na jëm ca kaw man de en tout cas dinaa abonné te maa ngi woo képp kuy soppee Imam Jabel Kouyaté ngeen may seetaan ci média yi fa tabarakallah maa ngi leen di ñaan ngeen ñëpp ngeen abonné ci chaîne yi incha allah. allahumma amiin imam na ñëpp woor loolu mooy kàddu bi nga xamante ne moom la imam jël daal di koy lancé ñi nga xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi doon jullit jërëjëf Oustaz. jërëjëf.